salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu chers internautes bu expert 21 télévision E21 TV di seen télé bu bees bi nga xamante ne moo ñëw ngir wan nit ñi li nga xamante ne moom la ñu soxla di leen ko wan ci anam bi ñu ko bëggee ci waxtu bi ñu ko bëggee te nag mbokk yi ñu am benn waxtaan bu am solo bu ñu war a sikk ak suñu benn mag bu ciy wax Madior Gueye Madior nekk acteur politique mën nañu wax acteur politique. ndax it tamit dund nañ ak moom ci wàllu boobu mu dund kook ñun ci ay jaar-jaar ci wàllu politique tey nag moom la ñu amal entretien waaye nag entretien bi dafa am lu ko lal dafa am lu fi xew muy élection législative ñu jóge ci actuellement mu nekk actualité te nag mu may ñu benn entretien boo xamante ne ndax moom acteur la woon ci biir élection bi ndax daan nañ ko gis ci wàllu sensibilisation Madior dañu lay bàyyi nga nuyoog mbokki internautes yi waaye nga nuyoog mbokki réew mi. waaw jërëjëf Aziz gannaaw bu ñu nuyoo mbokk waa Médina di ci teg mbokk waa expert 21 TV di télé boo xam ne ñu ngi am ci moom rafet njort parce que télé boo xam ne bi mu fëlee yàggul mais ñëpp ñu ngi koy suivre ñun en particulier ñun waa Médina Dakar Sénégal ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel télé bu am ñam la te ñun ñëpp ñu ngi koy suivre bu baax de très près sax. Madior dañuy ñëw tey ci li nga xamante ne moo fi nekk comme actualité muy élection législative yi ren nga àndoon ak coalition bu ñuy wax Yewwi Askan Wi yàlla def nga nekkoon ci acteur ndax gis nañ la ci wàllu mobilisation yeeg sensibilisation yi gisoon la ci match campagne bi ren naka ngeen ko dundee fii ci biir Médina. waaw tout d'abord Aziz di rafetlu émission bi comprendre nga tey jii élection législative bi dafa nekkoon benn mission boo xam ne tey ñun ñëpp dañ ci bàyyi woon xel Médina parce que dafa am lu fi jot am mu metti ñu trop en tant que jeune en tant que acteur u Médina mu am lu ñu metti trop parce que tey jii mënuñu ñun en tant que population médinoise comprendre nga ñuy jëm ci élection locale yi moo jiitu législative yi am un antécédent suñu maire gars yi fal ko mu def déclaration ne mu ngi soutenir président Macky Sall loolu metti Médinois yëpp moo tax ñëpp xar ci seen tànku tubéy parce que loolu tey devoir la pour bépp doomu Médina nga jug taxaw parce que ñun waa Médina dafa am na ñu bàkkee te comprendre nga loolu dafa nekkoon un devoir moral pour ñun ñëpp ñu régler problème boobu moo tax élection yi ñun ñëpp dañ ko jël à cœur. léegi li tax Madior mu nekk da nga ne devoir moral la. mais liñ ci jaaxal ci biir devoir moral mooy Médinois yi ñoom ñoo ko jox ñoom ñoo ko fal. te fal bi du benn élection kese la ñu ko fal nañ ko fi falaat ko fi fal ko élection yooyu ngay tudd man loolu moom ci xaw a jaaxal. waaw xam nga élection yi dafa am particularité comme ni nga tuddee élection locale ak élection législative c'est pas la même chose. tey jii au niveau de la localité gagné na te ñëpp dañ koy saluer parce que tey jii lu ñu mën di wax tamit mooy suñu maire mais nekk suñu maire taxul nga am droit de vie ou de mort ci ñun parce que ñun nous ne sommes pas au solde de Bamba Fall comprendre nga li mu def nii Aziz dama lay wax ne Médina dañu meurtri tey jii parce que tey jii lii ma lay wax nii tey jii bépp Médinois mooy kàddoom parce que tey jii mënuñu la fal ba pare comprendre nga fal la Bamba Fall tey jii boo xoolee li ko gën a fal mooy ñi contre Macky Sall ñoo ko voteel parce que tey jii boo xoolee électorat partisan yi minorité la par rapport ak ñiy fal fii ñiy fal ñu ngi seen kër yi toog ñoom lañ tuddee la masse silencieuse ñoom ñooy fal te Bamba Fall dafa comprendre loolu nag tey jii mun na nekk di jouer di nax boppam mais maintenant duñ ko nangu noo di nekk di jouer au dos des Médinois duñ ko nangu te wan nañ ko à suffisance ne ko Bamba Fall ñun dañ la faloon amoon yaakaar ci yow comprendre fal ko am yaakaar ci moom mais li ñu gis ni déception la parce que ay nit mënuñu la fal tey suba nga xëy changer radicalement loolu dafa metti mais yéen moom waa Yewwi Askan Wi li leen metti mooy li nga xamante ne àndul ak yéen moo tax mu metti leen yéen beneen problème ngeen di régler pas bokkul ak problème mu Médinois yi. non Aziz man waxuma sax en tant que Yewwi Askan Wi tey parce que tey ñun ñii ñëpp nous sommes des citoyens de la Médina. waaw mais bu ñuy wax instant bi li fi nekk mooy Yewwi Askan Wi fi nekk ak Benno Bokk Yaakaar. waaw moom laa wax moom la nit ñi di wax te yow acteur nga ci. waaw acteur nga ci moo tax ñu lay laaj yéen da ngeen amoon problème
boo xamante ne da ngeen ko war a régler ak Bamba Fall. Bamba Fall boo xoolee élection locale comme ni ma la ko préciser rek élection locale ak élection législative bokkul tey jii am na ñoo xam ne ñu bëri tey jii ànduñu ak Macky Sall comprendre nga ànduñu ak Bamba Fall parce que dañu amoon benn compte bu ñu réglé envers Macky Sall moo tax ñu voteel ko comprendre nga moom dafa nekkoon benn maire bu nekk ci diggante bi rek y'avait Yewwi Askan Wi y'avait Bamba Fall gëm sa bopp Benno Bokk Yaakaar comme gars yi nit ñi dañuy voter de manière intelligente électeurs yi dañuy voter de manière intelligente dañu xam ne fii élection Médina dëgg la Yewwi Askan Wi am na posture bu baax de mais gars yu bëri lan lañ comprendre tey jii dañuy jël suñu concentration yëpp ñu def ko ci Bamba Fall parce que moom mooy xeex ak waa nguur gi ci cadre boobu la ko Médinois yu bëri votelee tey jii su nekkoon beneen cas bi Bamba Fall tey jii bu demoon présenté ci doowu ci bannière Benno Bokk Yaakaar du gagné mairie bi du ko gagné parce que fii Médina moom li koy dimbali chaque fois mooy gars yi dañu contre le régime loolu mooy bénéficié wu ci moom loolu rek mooy. mais nag foofu li tax mu gagné élection yi moom moo gagné élection yi en tant que Bamba Fall si boppam moo créé propre coalition tuddee ko Médina ci xol dem ak boppam ñëw gagné Médina. waaw loolu laa lay wax parce que Aziz. élection yi dafa xaw complexe loolu laay wax fii 2 forces ñoo fi waxoon y avait Bamba Fall Benno Bokk Yaakaar ñaari force la tey jii am na ñoo xam ne Yewwi lañ am na ñoo xam ne bokkuñ ci benn parti loolu laay wax maa silencieuse bi dañuy atte te diggante Benno Bokk Yaakaar yaa ngi xool écart bi 8000 ak 9000 Bamba Fall 9000 la am Cheikh Ba am 8000 xam nga écart boobu bëriwul mais tey jii li nekk seen diggante mooy ñi bokkul ci benn parti ñu bokkul ci benn contingence ñooñu ñooy def la différence te loolu lañ ko won dimanche Aziz Bamba Fall Médina amul sant bokk. Médina santul Fall. mais mën nañu wax ne tamit aussi mën nañu wax ne Yewwi Askan Wi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon candidat nit ñi mii ñu leen noonu lu bari fii ci Médina waaye ñoom gagné nañu Médina est-ce que mënuñu jàpp ne tamit ñoom it ñi leen votel tamit mooy ñi nga xamante ne tamit dañoo toog ci kër yi bokkuñu sax milité wuñu fenn ñoom it. waaw moom laa lay wax rek gars yi dañoo atte parce que tey jii mënuñu Aziz xam nga la chose la mieux partagée xam nga c'est quoi c'est le bon sens nanguwul tey jii ngay xeex benn régime tey on ne peut pas dire une chose et son contraire mënuñu à 2 jours nga toog naan Macky Sall baaxul Macky Sall traître la ku votel Macky Sall yaa ngi votel góor jigéen di appuyer loolu ci noppu Médinois yi ñu dégg loolu soutenir sa politique nga dem xamuñu ci yan tànk nga demee du tic au tac rek nga changer radicalement loolu Médina mënuñu accepter loolu au-delà de Yewwi Askan Wi au-delà de Benno Bokk Yaakaar parce que dafa am li ma lay wax rek y a un devoir moral envers les Médina bu ñu bëggoon wan le maire ne ko tey ji Médina du sa paternité Médina santul Fall Médina xamala la sant Médina ñun ñëpp ko bokk au-delà de Yewwi Askan Wi de Benno Bokk Yaakaar Médina c'est pour les Médinois loolu lañ bëggoon wan le maire parce que tey jii dafa am ay affaires yoo xam ne muy xaw Médina depuis événement Bamba Fall bi mu commencé nekk maire ba léegi ci lañ koy gis tey jii fii Ahmed Diène nekk na fi maire Pape Momar Diop nekk na fi maire mais mosuñu fi gis benn violence mais maire bi ñu gis nii xamalal la moom jàppeewul nit ñi ay adversaire ay noon la leen jàppee noon ku soutenirul sa politique rek noonam nga moom Médina rek ngay gis commune boo xam ne man j'ai eu la chance de mairie laay liggéeyee comprendre nga Médina ngay gis 19 communes d'arrondissement yëpp tey jii nga am budget bu baax nga ñàkk budget bu baax ay tabaski bu ñëwee da ngay tijji ay secours pour demander pour jàppale indigents yi mais Médina rek la amul xoolal Médina bi Bamba ku àndul ak moom ci commune bi rek mayu la dammitu secours edew la maanaam moom ses partisans rek lay jàppale quoi te loolu c'est une honte vers la Médina tey warul nekk au solde des partisans de Bamba mairie bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Aziz man yow ak ñeneen ñun ñëpp Médina lañ dëkk tey jii am na ay indigents yoo xam ne bokkuñu fenn mais maire bi dañ ko créer uniquement pour les partisans de Bamba Fall loolu c'est une honte. non Aziz loolu man moom gisaguma ko moom Bamba Fall ñi muy non dama ko gis parce que tout récemment rek maa ngi lay jox preuve ne la tabaski bi mu jàllee yàggul tabaski bi defe naa mooy ouverture campagne législative si damal nga xool Médina ndax gis nga benn dépôt liste bu ñu naan na nit ñi ñëw déposer pour secours tabaski yeeg yooyu amul dépôt xam nga la def déposer li mu def
day sortir une enveloppe pour ses partisans loolu ñun waa Médina ñoo ko war a naqarlu parce que tey jii Médina comme ni ma la ko waxee Aziz non man je parle sous le contrôle de certains gens yi nekk Aziz moom laa lay wax je parle sous le contrôle de certains gens yoo xam ne ñu ngi fii taxaw di suivre émission bi parce que tey jii man mairie Dakar mun naa ci wax quoi fa laay liggéeyee tey jii amu fa tey jii Barthélémy Dias may së jamais amul dépôt lañ tijji dépôt non loolu munul am ci dépôt loolu munul am gars yi dañuy wax rek waaw moom laa lay man dama lay certifier au niveau de la ville de Dakar xam nga ñaata demande lañ recevoir 120 000 demandes tey jii kenn mënu fa def benn triage boo xam ne triage bi comme ni ñuy wax day triage partisan kii sama parti la kii fii la bokk Barthélémy Dias xamul sax loolu. non da ngay dem nga laaj waa Ndakaaru rek yow li ma lay nii yow mun nga ko vérifier au niveau de la Médina est-ce que am na dépôt de secours yow en tant que journaliste en tant que war nga ko vérifier mais tey jii boo xoolee Bamba Fall pratique yi muy def mooy ñi ànd ak moom rek ay xaalis lay génnee di leen ko distribuer te tey jii la commune tey jii Bamba nga bañ ko nga nangu ko mooy suñu maire nga bëgg ko nga bañ ko tey jii ma ànd ak moom ma ànduma ak moom ci commune bi laa bokk sama carte d'identité Médina. kon ñu jàpp ne fii moom loolu lay def mais yéen moom defu leen non loolu moom maa la non loolu moom maa la koy certifier Aziz da ngay vérifier ñaari affaire rek au niveau de la ville de Dakar y avait un dépôt am na dépôt on a reçu 120 000 demandes 120 000 demandes Médina demal nga laaj kan moo déposé ku dëkk Médina rek ci secours yi. loolu Madior xam naa ñu jàll loolu dina leer ndax danañu andiwaat keneen koo xamante ne fii la bokk ci commune bi ngir mu andi ay leeral ci li nga xamante ne moom nga wax ni léegi Madior dafa am lu fi nekk actualité jóge nañ ci campagne électorale boo xamante ne mën nañ ne campagne Médina campagne silencieuse la maanaam campagne bi rythmé wul woon ni mu waroon na rythmé waaye ñu jëm ci élection dimanche bi weesu résultat provisoire yi dégg nga ko tendance yi kii ñii génn nañu waa Benno Bokk Yaakaar yi nee nañu ñoom ñooy majorité ak seen i chiffres yéen ngeen génn yéen tamit ne yéenay majorité ak seen i chiffres ban analyse ngay def ci sotti yooyu nga xamante ne ñaari cas yi def nañu ko. waaw xam nga comme ni ma la ko waxee rek nous sommes des légalistes li ngay gis ni première sortie bi kii moo ko def seen tête de liste bi Aminata Touré comprendre nga élection mënul commencer jour élection bi à minuit ngay commencer di proclamer ay résultats ne yéen a gagné fii yéen a gagné fii yéen a gagné fële loolu muy affaire bu ñaaw boo xam ne sénégalais yëpp war nañ ko ñaawlu parce que tey jii y a des organes habilités pour joxe ay résultats bu génnee naan ñoo gagné fii ñoo gagné fële ñoo gagné fii ñun daal ñu ngi suivre rek comprendre nga am na yoo xam ne am na. waaw waaw tey jii Aziz mooy waa Yewwi Askan Wi ñoom it ñu ngi génne ay résultats yoo xamante ne seen résultat bopp la waa Benno Bokk Yaakaar ñoom it ñu ngi génne ay résultats maanaam bu ñu ko tegee ci yoon li nga wax kenn amul sañ-sañu génn di joxe ay résultats am na ñoo xamante ne ñoo habilité ngir génn joxe résultat war ko Sénégalais yi waaw de partout là waaw non du de partout parce que loo gis rek dafay am ko commencé loo gis rek dafay am commencement tey jii commencement bi ñun ki ñu njëkk a gis mu génn si réseaux sociaux bi tey jii Yewwi Askan Wi conférence de presse lañ def non Yewwi Askan Wi conférence de presse lañ def comprendre nga ci lendemain bi conférence xam nga ci lendemain bi mun nañ am une lecture à peu près exacte de la situation mais à minuit nga toog di jox ay département yoo xam ne naa gagné fii ñoo gagné fële te yow li ngay wax wóoru la comprendre nga am na yoo xam ne ñun duñ ci avancé mais fii Sénégal ñëpp ngi gis li xew ci élection bi am na yoo xam ne du nit ñi sax duñ ci commentaire tey jii gis nga régime bi nañu am une lecture forte de la situation non seulement gis nga sénégalais yi wan nañ Macky Sall wan nañ en l'occurrence notre maire Bamba Fall wan nañ ne sanctionné nañ transhumance sanctionné nañ Macky Sall 3e mandat comprendre nga tey da ngay xool ci élection yi fépp am transhumance rek dañ ko gagné ba ci Médina bi tey suñu maire boo xoolee ci campagne am yëpp ci li mu doon appesantiru mooy may ma rek ma yegg la li mu doon appesantiru mooy Cheikh Ba 8000 la am man 9000 noonu lañ doon calculer quoi mathématique lañ doon def comprendre nga Cheikh Ba 8000 la am man 9000 bu ñu doolee suñu bos ñun xawma la nag lan xam nga yooyu xam nga nax sa bopp la tey jii xam nga dara gënul metti mag mu toog di nax boppam comprendre nga loolu moo xew ci élection yi tey jii ñoom dañu war a am rek ce qu'on appelle la décence la retenue xam ne fii
cohabitation bi dafa inévitable mënuñu ci dara parce que cohabitation dafa am ba pare sénégalais ñoo décidé ainsi cohabitation maanaam kon yow am nga résultat yi mooy li ma wax sànq. non dafa Aziz. boo nee cohabitation am na mooy yow yëg nga xam nga résultat yi xam nga kan moo gagné kan. non yow li ngay wax non li ngay bañ li nga bañal waa benn Aziz yaakaar moom ngay def nii. déedéet ñoom gisoo ñoom dañ naan am nañ majorité gis nga yow li ngay bañal waa benn bokk yaakaar moom ngay def yow moom joxe nga résultat yi ba ne cohabitation am na. yow dëkk nga déggoo ñoom li ñu wax dëkk ngeen. déggoo ñoom li ñu wax ñoo am majorité te assemblée lan moo fay diriger majorité absolue ñun ñoo am majorité ñun ñoo gagné lii xoolal ñoom département yi ñuy cité yëpp nga xool département yi ñuy cité par rapport ak Yewwi Askan Wi toutes les grandes villes ñoom ñoo ko gagné toutes les grandes villes Dakar ñaata siège la Dakar ñaata siège la diaspora bi ñaata siège la Touba ñaata siège la Ziguinchor ñaata siège la ainsi et cetera loolu y a pas photo te ji Sénégalais yëpp xoolal tey ji yow da ngay suivre actualité bi rek yow boobaa di nga xam kan moo gagné ku gagnéwul kii c'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal ñu toog. ki gagné ak ki gagnéwul man maa koy wax habilité wu ma pour wax ki gagné ak ki gagnéwul am na ñoo xamante ne ñu habilité pour wax ko te am nañu yaakaar fii ak fan danañu wax kan moo gagné ndax ña ngeen doon jongante ñoom it ñu ngi génn di joxe ay résultats. waaw résultats yi ñu génnee favorable na leen yéen résultats yi ngeen génnee favorable na leen. li des mooy ña ko war a génne ko Sénégalais yi xam kan moo gagné bu boobaa nag dinañ xam nag Sénégalais yi wan nañu ginnaaw pouvoir bi wala waruñu ko ginnaaw ndax it le Sénégal ne se limite pas à Dakar. waaw mais Aziz comme ni nga ko waxee le Sénégal ne se limite pas à Dakar Sénégal ñun Yewwi Askan Wi est-ce que Dakar kese lañ gagné est-ce que gagné ñu Ziguinchor gagné ñu Touba gagné ñu Kaolack ainsi de suite tey jii kañ li nga waroon wax waa Benno Bokk Yaakaar xoolal ñoom département yi ñu gagné yëpp député bi ci benn député la comprendre nga tey jii Sénégal la ñu doon def élection parce que les Sénégalais yi ñëpp gis nañ ko Sénégalais wane nañ seen bopp comme ni ma la koy waxee rek tey jii képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi amoo parti pris nga nekk un citoyen épris de bon sens di nga xam ne Sénégalais yi wan nañ Macky Sall réglé nañ problème yu bëri parce que tey jii mënuñu am un antécédent 2011 fii la ñu fekk Aziz nguur gi ne soyons pas amnésiques 2011 yàggul y a eu 11 morts d'hommes sur la 3e candidature de Ablaye Wade est-ce que loolu moralement éthiquement sénégalais yi mun nañ ko nangu te ji waxuma la sax fulu bi am ci 3e candidature de Macky Sall est-ce que loolu sénégalais nuance bi ci am sax sénégalais mënuñu ko nangul Macky Sall comprendre parce que y a eu des antécédents Mamadou Diop fan la deewee Aziz Mamadou Diop fan la deewee ci la 3e candidature de Ablaye Wade ñëpp di ko xeex moom ci noonu la jotee réew mi tey jii bu toogee ba heure bi ñuy wax presque moins de 2 ans des élections gars yi naan Macky Sall dafa war a def 3e mandat loolu Sénégalais mënuñu ko sax qualifier tey jii l'histoire nous a donné raison wan nañ ko ci législative yi nañ xool tey jii am na loo xam ne moom bu fekkee am na une lecture exacte de la situation am na loo xam ne du ci dugg Macky Sall na yërëm Sénégalais yi na góorgóorlu ci Sénégalais yi comprendre nga tey mooy suñu président dese na ko 2 ans yi li mu mën na ko def pour préserver la paix sociale parce que c'est son devoir Macky Sall amul droit tey jii di mener Sénégal vers l'instabilité loolu amul droit bi amu ko comprendre nga tey jii moom dañ ko élire de manière formidable ñëpp tàccu ko liggéey nag liggéeyu li mu mën def na ko comprendre nga mais tey jii yoon mayeetu ko ngor mayeetu ko moral mayeetu ko éthique mayeetu ko mu taxaw ci kanamu Sénégal yi di sax am lu muy wax ci 3e candidature bi Aziz loolu boobaa. moral wala yoon ndax dama dégg naa ci nga xamante ne seen xel natt na ci wàllu woowu ñu si bëri àddu nañ ci mais biñ ci àddoo dañuy wax ne yoon may na ko mais li nga wax noonu moo ko mayul moral moo ko mayul ak éthique. xam nga comme ni ñuy wax rek droit interprétation la ku nekk yaa ngi interpréter à ta faveur ma ne ku nekk yaa ngi interpréter à ta faveur au-delà des interprétations am na ce qu'on appelle xam nga ñun sénégalais lu ñu xam mooy kàddu Ablaye Wade lan moo ko fi jëlee maa waxoon waxeet comprendre nga kàddu dafa fort Macky Sall uur bi fépp fu mu taxaw réglé woon na problème mu 3e candidature. li ñu dese ci wàllu waxtu bariwul te am na ay questions yoo xamante ne war nga ko aborder le cas de Barthélémy Dias ak
Bamba Fall lan mooy seen problème exactement je pense que ne problème bi nii yëpp li ko andi loolu am na ci cër am na ci wàll. waaw comme ni ma la koy waxee rek parce que man dama jàpp ne suñu maire man je suis de la Médina dafa nekk un maire boo xam ne xamul wala mu nekk une personne de mauvaise foi parce que tey jii Bamba ñun dañ koy déglu Barthélémy Dias xaalisu maire bi lay campagne Soham Wardini bàyyi na fi 10 milliards Soham Wardini moo taal lamp yi loolu tentamar bi muy def noonu yëpp man maa lay Aziz c'est pas vrai tey jii Bamba fa maanaam li mu wax noonu amul. dara amu ci Bamba Fall moo doon premier at li mu wax ne Soham Wardini moo taal lamp yi amul taal lamp yi mais Barthélémy Dias bien sûr parce que tey jii lamp mënoo ko taal ci 2 mois 3 mois. administration continuité la. waaw mais Soham moo fi bàyyi moom loolu la bëgg a wax. xam nga. non Madior bu leen réeral Sénégalais yi tamit. Aziz boo ma posé question rek may bàyyi ma tontu la waaw. damay bañ nga réeral Sénégalais yi aussi. waaw tey jii. bu ñu nee dëgg la état continuité la mais dafa am ku ko fi teg moom bu ñëw continuer ko Bamba Fall je pense que ci dynamique boobu lay waxee ci dynamique boobu ngay waxee yéen léeg-léeg yéen politiciens yi li ngeen bëgg a dégg rek ngeen di dégg. non mais ñun Sénégalais yi tamit bu la ñu si yóbbaale ci biir loolu. non dañ lay wax. lamp kenn defaru ko ci 3 mois 4 mois. dañ lay wax éclairage public xam nga kan moo ko commencé. moo ko defar je pense que ne am na fu mu teg ne moo ko defar moo fi bàyyi ngeen ñëw continuer tu ko autoroute à péage bi nga gis ni Macky Sall moo ko yéegi kam moo ko fi def Ablaye Wade. ma ne éclairage public. non damay bañ rek xam nga man ak Abdoulaye Sy nag kenn du ñëw di réeral man kenn du jaar sama kaw yàlla def loolu kenn du def yow yaa ma ñeme sax di ñëw fii man kenn du ñëw di jaar sama kaw di dem noonu di la ba jël Sénégalais yi ndax fii day leer Madior. waaw moom laa lay wax parce que Bamba Fall moo nekkoon le premier adjoint de Soham Wardini tey jii il est censé savoir yenn affaires yi muy wax parce que tey jii bu toogee naan madame Wardini bàyyi na 10 milliards ci mairie bi loolu Aziz loolu kenn mënu ko qualifier yéen vous avez les informations mairie am na ce qu'on appelle compte administratif dama leen ngeen vérifier ko information bi man maa lay wax ne du dëgg c'est pas vrai comprendre nga tey jii bu ne nu mu tudd bu ne lamp yi Soham Wardini moo ko taal au nom de la continuité de l'administration Pape Diop éclairage public moo ko commencé tey jii dafa am ku nekk fi ngay yem Barthélémy Dias bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy ay virement de crédit comprendre nga parce que tey jii dafa am lu mu digoon Dakar waaye comprendre nga programme am bi muy campagne lan la digoon Dakar waaye il investit sur l'humain comprendre nga moo tax Barthélémy Dias en particulier programme yi ngeen di gis ci moom yëpp c'est des programmes sociaux comprendre nga nit ki lay jëmmal ba pare soog a jàll ci leneen tey jii Bamba Fall problème bi mu am ak Barthélémy Dias Barthélémy Dias c'est le symbole de la loyauté lu mu am ci politique loyauté ko may lu mu am ci politique ngoro ko may constance rek uteeg suñu maire bi nga xam ne kenn xamul. yéen la àndoon avant élection municipale yi mu nekk biir Yewwi Askan Wi bi muy nekk biir Yewwi Askan Wi nee nañu yéen ko buntu xatal ba mu génn jël yoon boppam ñu ne nag ñenn ñi nee nañu problème bi mu am ak Barthélémy Dias moo tax. waaw déggoo li ma lay wax gis nga tey jii comme question bi posé waat nga ma ko l'histoire nous a donné raison ñi doon wax loolu yow tey jii yaa ngi nii tu es devant les faits gis nga Barthélémy Dias bi ko waa déggal Bamba Fall bi ko waa Médina yi voté jubilé guñu sax mu taxaw devant les caméras naan makee ma bett ak lu mu tudd décret bi fal na ma ministre conseiller Bamba Fall na respecter les Médinois te tey jii gis nga sanction bi ñu def sanctionné ñun Macky Sall de Médina sanctionné wu ñu Macky Sall xam nga kan lañ sanctionné notre maire boo xam ne un maire versatile nuancé ba kenn xamul ban xeetu maire la Bamba Fall xam nga li gën a metti waa Médina mooy ñi ànd ak moom ñëpp ay kiiwam lañ ay employé am lañ. yow booy wax yaa ngi tudd nuancé yow booy wax dafa mel ni da nga maîtriser gestion Bamba Fall dafa mel ni dafa am loo ci xam est-ce que mën nga ñu may loo ci xam. waaw comme dafa nébuleux wala ndax ni ngay waxee nii yaa ngi côté say wax sànq ba léegi. non man bu fekkente ne si biir gestion dafa am leneen loo ci xam loo xamante ne dafa nébuleux mais nga wax ko gars yi ñu xam ko. mais li ma lay wax nii rek ma ne li ma lay wax nii rek. yow da nga ñemee bay wax kay da ngay wax. non li ma lay wax nii rek secours yi exemple patent la. Médina fi mu toll nii Médina. waaw loolu laa lay wax dama lay jox benn exemple rek tey jii munoo dans une commune tey jii dañu voté rubrique secours aux indigents boo xam ne tey jii tabaski bu jotee da nga war a dimbali les nécessités tey jii day am dépôt nit ñi sénégalais nga am nga ñàkk am muy 10 000 francs wala 20 000 francs wala 1 million bu ko génnee woon sax def déposé ñu nekk à chance égale Médina ñëpp. Médina amul dépôt.
damal nga vérifier loolu ndax am na Aziz maintenant nga dëkk tamit tu es censé yenn xam yenn am na yoo xam ne du man maa la koy wax yow. damay laaj rek man invité wuñu ma de. waaw mais man maa lay wax tamit. man bu ñu ma invité woon tey man boo ma laagee danaa la wax. non amul. damay yow laay laaj. maa ngi lay waxal ne fii amul. comprendre nga ñi mu may secours mooy ses partisans ay bàjjanu goxam ay nu mu tudd ay chef délégué de quartier am ñooñu rek te loolu dafa ñaaw à l'image de la Médina dafa ñaaw Médina ñëpp dañ ci war a nekk à part égale ñun ñëpp ay Médinois lañ nga ànd ak moom nga man faraluma ko mais mooy sama maire comprendre nga tey ji yàlla moo ko fi teg dañuy respecter la volonté populaire des Médinois élection locale bi mu ñëwee daf ñu gagné ñu nangu ko comprendre nga mais moom na yemale waa Médina ñëpp parce que Médina fii amu fi ay noon ay adversaire la ko am ñoo xam ne d'accord ñu politique am kese mais au delà de la politique ñun nekkuñu ay noon suñu maire la dañ koy nangu waaw. maa yow xam naa waxtaan bi du mën a du doy li ñu war a waxtaanee dafa bari ndax bari na loo fi wax loo xamante ne dafay jaadu nga toog ñu invité koo xamante ne dafa nekk ci biir commune bi moom it mu ñëw toog ndax lii ngay wax nii moom it bu fekkee ko andi ci ay éclaircissement ndax bari na loo fi wax loo xamante ne laal na waa mairie bi dafay jaadu ñu seqaat yeneen waxtaan incha allah rabbi danañ ko seqaat. maaj balaa ñuy dem duñu dem te waxuñu ci ville de Dakar ak i projet am ñëw ndax gannaaw élection yi jeex na kenn ku ci nekk dafay delluwaat ci sa liggéey est-ce que mën nga wax rek ci projet yi nga xamante ne monsieur le maire Barthélémy Dias. waaw comme ni nga ko waxee rek gis nga Barthélémy Dias bi mu ñëwee ba léegi li mu digge woon ci campagne am moom la nekk di exécuter nii Barthélémy Dias bi mu ñëwee dafa ne moom programme am c'est l'humain qui est au cœur de sa programme investir sur l'humain maanaam jàppale doomu aadama yi comprendre nga tey jii gis nga ko événement bu Barthélémy Dias ci maye na 150 cak-cak maye na ay tricycleur ay fauteuil roulant tabaski bi aide yi plus de 800 millions dégagé na ko pour dimbali les Dakarois sans parti pris nag amul fii nga bokk ak fële nga bokk tey jii li may wax nii c'est vérifié comprendre nga amul APR amul kii Barthélémy Dias du maire waa Yewwi Askan Wi maire Dakar la te loolu dafa nekk ci xolam comprendre nga maire Dakar liggéeyam la comprendre nga fonction maire am bu koy occupé bokkul ak fonction politique comprendre nga Dakar waa yëpp lay yemale parce que ñun ñëpp mooy suñu maire te tey jii programme bi mu dig Dakar waaye nañ dem déggoo leen ko maire ndaanaan Dakar mu ngi soog am maire ndaanaan te moom la Barthélémy Dias il a raison. élection yi jeex na résultat la ñuy xaar bu weesoo dañuy dem li fi des ak ci wàllu élection 2024 la maa doon ndax am nga candidat. non fi mu toll nii mënaguñu wax dara parce que 2024 ñëwagul. non amaguñu candidat man moom très sincèrement comprendre nga ñu ngi ci dynamique gu Yewwi Askan Wi rek tey jii ñun ñu ngi ci opposition bi parce que tey jii Macky Sall moom xam nga ne warul nekk candidat moom Sénégalais yi moom réglé nañ ko. non loolu yëpp déggoo leen Barthélémy Dias li mu wax parce que am na question yoo xam ne gars yi dañ koy wax pour jaxase Barthélémy Dias nee na tey jii Khalifa Sall bu nekkul candidat moo wax leen ko officiellement nee na Khalifa Sall bu nekkul candidat dafay soutenir Ousmane Sonko wax na ko urdi urbi wax na ko fépp bu Khalifa Sall nekkul candidat dafay soutenir Sonko loolu moom moo ko wax te loolu c'est réglé. non waxuma man Khalifa Sall sama candidat Barthélémy Dias la wax man Yewwi Askan Wi laa nekk comprendre nga waaw mais Yewwi Askan Wi laa nekk comprendre nga ba ma comme Barthélémy Dias li ma rek man daal xam ka laa àndal candidat bi mieux placé pour jëlee fi Macky Sall rek kooku laa àndal waaw candidat bi mieux placé pour jëlee fi Macky Sall parce que Macky Sall sax non maa ngi juum sax Macky Sall ne sera pas candidat parce que xam naa ne am na une lecture froide de la situation Macky Sall moom affaire troisième mandat moom réglé nañ ko moom na préparé benn candidat am rek ñëw ñu gañe ko incha allah. mi ngi noonu Madior xam naa li ñu bëggoon a wax yëpp du xaj ci waxtu wi ndax waxtu moo ñu xaw a tënk waaye incha allah rek danañu fexe amal yeneen waxtaan yoo xamante ne danañ ko séq waaye séq ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi foree ci beneen wàll ngir ñu gën a am leeral ci li nga xamante ne moom dañu fi waxtaanee tey mbokk yi mi ngi noonu xam naa. ñi ngi remercier aussi tamit ñi nga xamante ne ñoo demoon jongante quoi qu'on puisse dire def nañu campagne boo xamante ne aussi tamit seet nañ ci violence bi barewul woon de trop te ku nekk bàyyi nga sa morom mu dem ci biir askan wi waxtaan ak ñoom loolu tamit dañ koy saluer aussi tamit ñi nga xamante ne ñoo nekkoon candidat yi fii biir Médina
candidat bi nga xamante ne moo nekkoon Yewwi Askan Wi ñu koy nuyu bu baax muy Ngouda Libaas Diène ak Soxna Awa Diène Bamba Fall aussi tamit ñu koy remercier moom tamit ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak ki nga xamante ne mooy monsieur le ministre Seydou Gueye ak mboolem responsable bu fi nekk rek taxaw nga ngir Médina am jàmm taxaw nga ngir ñu def élection bu apaisé ngir Médina ñaanoon nañ ko waaye suñu borom defal nañu ko xam naa maaj dañu lay bàyyi rek nga nuyoo dañu lay bàyyi nga tàggoog mbokki internet Médina bi mbokki internet yi nekk expert 21 télévision 21 TV ñu baal ñu nag waaye nag yàlla dafa def Médina TV dafa dañ cee bokk mu nekk suñu yëf moo tax te foofu lu ñu nit ñi gën a miin maag dañu lay bàyyi rek nga tàggatoo. waaw tout d'abord di la remercier Aziz di la remercier ci invitation bi parce que invitation bi neex na ma trop. waaw di remercier waa Médina parce que tey jii Médina ñun xam nga reprendre nañ suñu dignité en main parce que dañu commencé woon tiit ci ñun quoi ñun waa Médina te wan nañ waa Sénégal wan nañ àdduna bi ne ñun waa Médina comprendre nga ay nitu kaddu lañ ay nit yu am ngor lañ wan nañ ko notre maire Bamba Fall di remercier ñëpp Aziz jërëjëf. jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu entretien la bu ñu sekkaloon Madior Gueye nekk acteur politique àndoon ak coalition bi ñuy wax Yewwi Askan Wi bokkoon ci ñi nga xamante ne ci wàllu mobilisation ak ci wàllu taxawaay ñu ngi ci woon doon jàppale seen coalition ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen i émission yoo xamante ni incha allah fii ci seen télé expert 21 télévision 21 TV li ngeen bëgg moom la ñu bëgg ci anam bu ngeen ko bëggee léegi lañ koy joxe salaamaaleykum wa rahmatulah.